5, 4, 3, 2, 1, plateau. bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp si seen tur ak seen sant di leen wax bismillah si penc mi nga xam ne mooy pencum doomu Afrika mooy pencum gëstu mooy pencum Facebook mooy pencum sunu gaal ñu ko bokk. tey jii nag bés boo xam ne la bés bu am solo boo xam ne du ñu leen di yóbbu di gën a sori ci suñu cosaan ba nga xam ne moom nañu wax ne foofu noonu sosoo muy Misra ñeneen ñi di ko tuddee Égypte ñeneen ñi di ko tuddee yeneen tur wante ñun nit ñu ñuul ñi nga xam ne réew moomu ci suñu baaxu maam la bokk ki nuy wax professeur Cheikh Anta Diop l'a démontré devant le monde entier lors de la conférence du Caire en 1974. Il a démontré l'antériorité des civilisations noires par rapport à cette Égypte pharaonique. Et parmi nos ancêtres, il y avait les Anou. Mais bala ñuy àgg si Anou yooyu ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon su njëlbeen ñi nga xam ne di Égypte nekkul woon dara nekkul woon tus nekkul woon réew jamono jooju ñoo nekkoon si àddina boo xam ne dafa la dëgg kurus jamono jooju nit ñi ngi commencé woon tàmbali woon di jóg di taxaw ñu ngi tàmbali woon di waxante seen biir ñu ngi tàmbali woon di jokkonteeg seen biir ngir dund boo xam ne moo leen di yëkkati teg leen si kaw xeetu li nga xam ne moom la suñu borom indi si kaw suuf boobu nag ñi nga xam ne ñu ngi gëstu du ñu ne jamono jooju jamono la yoo xam ne nekkul woon Égypte sa suufu Égypte fi ñuy wax si suufu le mont Kilimandjaro montagne la boo xam ne mi ngi nekk en ce moment au Kenya soo demee ba si suufu montagne du Kilimandjaro boobu ñuy wax ne la vallée de l'Omo vallée boobu du ñuy wax ñu bëri parce que duñ fa dem di gëstu ba gis fa ay yéex a doomu aadama yoo xam ne ñoo gën a màgget si àddina ñu ne kon fii daal yaakaar naa ne fii la àddina bi sosoo fii la doomu aadama sosoo muy la vallée de l'Omo. vallée de l'Omo nag foofu la benn xeet bu ñuy wax ay doomu aadama yoo xam ne ay bonkaloon woon ñuy wax les Shamsuhor yooyu foofu la ñu jógee ñoom ñaata nañ toll woon xamuñu ko wante def nañ benn kuréel boo xam ne moo tax nañ mbootaay kër wala dëkk ñoom ñoo jóg benn bés ne du ñuy jóg dem topp ndox mi nga xam ne moo nekkoon le Nil nga xam ne foofu la jëlee sa source ñu topp nii bi di ko remonter di dox ñooñu ñoo nekkoon ne Shamsuhor yooyu nag ñuy wax ne ñooñu ñooy nekk ñi nga xam ne ñooy nekk civilisé réew mi nga xam ne dara nekk fa woon moo nekkoon Misra boo xam ne amagul woon tous amagul woon nit amagul woon kenn ku fa nekk ñoom ñoo fi njëkk a nekk ñu leen di fàttali ne ñooñu ñoo nekkoon ne Shamsuhor yi nag ay rëbbkat lañ woon Shamsuhor yi ay suñu doon rëbb du ñuy witt si garab yi nga xam ne ñoo nekkoon seen yoon ay baax yoo xam ne moom nañuy dundee c'était des cueilleurs des chasseurs aussi wante di doy kéemaan Shamsuhor yooyu amoon nañ pexe ba nga xam ne duñu amoon benn espèce yu janaaw benn espèce aigle benn espèce faucon boo xam ne ñoom demoon nañ ba nga xam ne faucon boobu ñoom duñu ko maîtriser daal di ko domestiquer di ko utiliser comme li nga xam ne moo leen di may faucon boobu di leen woon yoon di leen dimbale su fekkee ne bëgg nañu jàpp ay mbindeef yoo xam ne ay rab la yu ndaw yu demee noonu yoo xam ne
ngi koy jàpp lekk si dund si kooku mooy le faucon boobu nag moo nar a nekk di le symbole de l'Égypte pharaonique moom la égyptiens yi plus tard di ko tuddee Horus boobu nag moo nekkoon le symbole des Chantehor yooyu ay tëgg lañu woon ñoom ñoo jëkk gis le secret du feu ñoo jëkk gis le secret de la pierre ñoo jëkk gis en composant la pierre et le feu ñu extraire si disons une matière qui leur permettait disons de faire ce qu'on appelle des outils et des armes. C'était l'âge de la pierre taillée comme on dit Chantehor yooyu nag ñoo nekk ñi nga xam ne ñoo nar a sant Égypte maanaam Misra du ñu yàgg nag foofu ndaxte loolu mooy waxtaanu tey bi ñu leen di rek delloo fa nga xam ne ñun suñu askan fa la jógee ndaxte Cheikh Anta Diop dafa ne ngir nga xam yow koo doon il faut que ñu xamal la ñetti mbir yoo xam ne ñoo nekk sa wéeruwaay ñoo nekk loo xam ne moo lay jox bi nga xam ne soo ko xoolee càmbar ko da nga xam yow loo doon da nga xam foo jëm da nga xam li la war da nga xam yow yaay kan Cheikh nag mu ne dafa am ñetti facteurs yoo xam ne qui sont déterminants dans la signification de l'identité culturelle parce que africain nous avons plusieurs identités et des fois la notion même identitaire nous échappe dañu ko xam dañu ko vivre mais pour ñu expliquer ko day xaw a jafe même ñi nga xam ne borom xam-xam yu nekk si université yu mag yi soo toogay ñëw nga ne ko waa sëñ bi yow de borom xam-xam la wante daal dégg naa ne identité culturelle moo nekk loo xam ne moo nuy wax ñun ñooy kan waaw identité culturelle boobu ndax mun nga ma faram-fàccee lu mu tekki ak naka la demee ñu bëri si ñoom si professeur d'université yooyu duñu ko mun ndax lan ndaxte jànguñu ko tubaab yi duñu am ñoom un programme boo xam ne moom la ñu utiliser pour formater disons le savoir et l'intelligence des Africains pour que toujours ñu mën leen di dominer di leen utiliser foofu la nag le premier combat de Cheikh Anta Diop nekk foofu la demee Sorbonne à travers sa thèse affirmer que l'Égypte pharaonique était noire mu jógee foofu mais pour nga xam yow en tant que noir yow yaay kan dafa am ñetti mbir yoo xam ne il faut nga koy fàttali sa bopp di ko fàttali say doom di ko fàttali say sën il faut nga xam sa histoire bi nag mooy tarix nga xam ni du la wax rek tey jii wala baaxamaam yi démb wala am na junni at mais ay junni at foofu ngay jógee moom la ñuy wax ñi nga xam ne mooy revisiter ton histoire disons pour savoir d'où tu viens donc loolu moo tax ñu indi histoire des Chantehor indi histoire de Misra ñooyu nag ñooy dem ba nekk ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee les Anu ñi nga xam ne ñoo jëkk sanc Égypte jëkk fa taxawal bon kuréel boo xam ne ay buur la lu ñuy ndono di doonante li nga xam ne mooy kilifteef Anu yi nag duna fa yàgg trop dafa am ay xeet yu jaxasoo yu duggante ba nit ñi ba Égypte nekk réew moo xam ne réew mu rëy la réew moo xam ne mënut na wax rek ne ñii ak ñii ñoom ñoo fi nekk ay xeet yu bëri ñoo ko tase loolu moo amoon sa njëlbeen Anu yi nag ak ñi ngeen xam ne ñoom ñooy doon Anu yi ñooy seen di doom wala seen sët ñoo jóge Égypte nag di law jëm nag si kaw ñiy jëm si sawu jant ñiy ñëw si benn yeneen wetu Afrique ñi ñëw si sawu jant nag mooy maam yi nga xam ne ñoo meññ nag ba nga xam ne ñun ñii mën nañ wax ne ñun ñooy doomu Anu yooyu jóge woon Égypte pharaonique parmi ñoom ñi ngi tudd séeréer yi ñi ngi tudd tukulóor yi mais ñi ngi tudd surtout wolof yi su suñu demee Cheikh Anta dafa démontré que làkk bi sa léeg-léeg da ngay waaw ndaxte ni égyptien yi doon waxee noonu lay wolof yi di waxee wala séeréer yi di waxee ba léegi donc loolu yëpp dafa am solo mais li tax ñu des foofu dafa am solo ndaxte waxtaan tey jii du waxtaan rek Sénégal waxtaanu Afrique la sa Afrique dafa toll foo xam ne il faut mu seetal boppam il faut que doomu africain yëpp jóg taxaw
il faut que Afrique jógu il faut que Afrique moomal boppam ndaxte suñu ko deful dañu sànq suñu ndono sànq suñuy doom sànq suñuy soo loolu moo tax ñu ne tey jii mënatuñu toog di noppi ndax suñuy toog di noppi nootaange gi du dañ du ñuy noot ñi ñu defoon suñu maam yi def leen des jaam ñii ñu def leen des colonisés ñii ñu def leen des serviteurs ñii ñu def leen des portefaix ñii ñu def leen des forçats ñii ñu def leen nit ñu tekkiwu dara des bêtes taillables et corvéables à merci ñu ne non doy na c'est fini abana léegi nag am na suñuy mag wax nañu li nga xam ne mooy suñu loolu léegi leer na kenn si àddina bi mu ngi jóg taxaw si kaw africain yi ngir di ko wax ne yow de sa baax maam tekkul woon dara ndaxte ñun ñoo leen indi li ñuy tuddee une civilisation alors que africain su civilisation di am si àddina di am sur la terre les africains ont été à l'origine moo tax ñu ne abana jot na abana boobu moo tax lii nga gis ko nii ma sol nii tey jii lii ma sol nii Bogolan touché na purement africain boo xam ne daf lay fàttali ko suñu baax maam daf lay fàttali borom xam-xam yi daf lay fàttali ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di sàmm li nga xam ne mooy ndono ñun tam loolu bi ñu ko yëgee jàngat si ñoom ñu ne na ndono boobu il faut que ñu yëkkati ko il faut que ñu bokk kook suñuy mbokk moo tax ñu del si waat di gërëm Cheikh Anta Diop bi ma waxee ne la facteur historique c'est le sentiment de continuité historique qui peut te retourner à la date la plus éloignée de ton histoire moo tax ñu jóge fii ànd ak yéen ba la vallée de l'Omo au-dessus du mont Kilimandjaro di ko remonté nag ba Égypte jóge Égypte nag ñëw ba Afrique de l'Ouest ak Afrique de l'Ouest mooy Sénégal moo tax Maliens yi de l'Empire Manding li ñuy toog ba si yàgg ñu fëgg seen dënn ne Jolof bu yi banaa mooy au pays des Wolof et pays des Wolof finit la terre et commence l'océan et la mer foofu la conquête disons des peuples africains bi ñu demee ba sës ba ñëw fii na mënutul woon dem feneen ñu ne nag Bakary sa jël na ay gaal ay locco dem ba Amérique loolu la benn histoire dana si des si beneen ñu des si nag si li nga xam ne moo taxaw ñu junj loolu di leen wax ne Afrique benn la Afrique suñu ndono la Afrique muy Sénégal muy Mali muy Guinée muy Côte d'Ivoire benn réew la fan yii gisoon ngeen ne ñu ngi duggoon si ay tarif di def ay chronique di ko jëmale si histoire bi nga xam ne mooy histoire Sénégal mais léegi du ñuy quitter l'histoire du Sénégal pour entrer dans l'histoire disons panafricaine parce que frontières yi nga gis nii bon tubaab yi ñoo ko fii nii mais benn xeet la mos a doon benn askan la mos a doon wante dañu fàttali nag Sénégal bi nga xam ne mooy suñu réew moo tax ñu ne suñu gaal ñoo ko bokk suñu tiis bokk suñu naqar bokk suñuy gént bokk suñuy bëgg-bëgg bokk li ñuy bañ bokk fa ñu jëm bokk diine Sénégal ñoo ko bokk loolu la tekki moo tax émission bi dafa centré wu sur li nga xam ne c'est l'appartenance disons à un même héritage à un même trésor ce trésor ce sont les biens yi nga xam ne que nos grands-pères nous ont légués que nous devons préserver que nous devons aussi transmettre aux futures générations donc ñu ne suñu gaal boobu tam dafa am nu mu tëddee dañuy ñëw si loolu si le gaaw pour situer ko dans l'histoire situer ko dans l'espace et situer ko dans le temps pour ñu xam Sénégal naka la bindoo fu mu sosoo ba nga xam ne ñi fa nekk nga xam ne fi la ñuy dund nekk fi aussi ñoom tam lu tax ñu bokk foofu lu tax ñu nuyoo ñu nangu di tudd ay nit ñoo xam ne ñu ngi leen di dàkkantale waa Sénégal boobu
doy na waar ndaxte du leen di fàttaliku loo xam ne dafa amoon bi empire du Ghana tasee empire du Mandeng jug taxaw si diggante boobu la am si benn réew boo xam ne fii Sénégal la nekkoon si booru dex bi booru waalo la woon benn dëkk boobu nag tur bi xaw na réer si sama xel mais dana ko fàttaliku si suñuy gëstu ba bés dana am dinañ wax ne dëkk bi nii la tuddoon wante dëkk boobu ka fa nekkoon buur moo nekkoon ku ñuy wax Mansawali Joon Mansawali Joon mu nekkoon buuru séeréer moom moo nekkoon ki nga xam ne moo doon régné foofu si rive disons du fleuve Sénégal si dëkk bi nga xam ne su nekkoon bord du fleuve Sénégal c'est au niveau du lac de Guiers. En tout cas, l'empire, disons, de Mansawali Joon et l'empire, et du moins le royaume, pas l'empire, le royaume de Mansawali Joon, c'est là-bas où va prendre son essor le devenir de ces nations qui va être le Sénégal plus tard. Mais comment? Loolu c'est toute une histoire. Mais lu si jóg rek daal di si fàttaliku lu ndaw loolu nag lu mag la doon ndaxte bés ba nga xam ne Mansawali Joon ñi nga xam ne ñoo ko wëroon nekk ñi koy xelal nekk ay borom xam-xam ay kanfoore ay kàngam yoo xam ne lu mu war a am si réew mi ay saltige ñoo doon xelal Mansawali Joon di ko wax lii ak lii ak lii ak lii dana am lii ak lii ak lii boo ko def lii ak lii ak lii na si jublu lii ak lii loolu moo nekkoon li nga xam ne moo nekkoon le collège des sages, le collège, disons, des Kangam et des Kanforé, qui permettait à Mansawali Joon, disons, d'administrer ce territoire dans la sagesse et dans une perspective où la vision était une donnée fondamentale, mais surtout la notion, disons, de vivre ensemble. Parce que c'est loolu la fépp foo munti dem nga gis fa ay nit di dund si jàmm ak salaam il faut que ñu cultiver, disons, ce qu'on appelle le partage. Moom le Sénégal doon si ñooñu loolu mooy bokk ak say bokk moo tax Facebook ñun bi ñu ko xoolee xoolaat ko dañu ko ëlbati def ko Facebook mooy Facebook lépp loo xam ne sa dono la lépp loo xam ne baaxumaan bi lépp loo xam ne suñu borom yàlla tabaaraka wa taala daf ko wàccee mu nekk xéwal nga bokk ko ak say bokk donc bokk boobu dafa nekk suñu deret ñun africain moo tax ci jamono jooju Mansawali Joon dañu ko waxoon ne Mansa ñii di wax Maysa mais ñii di wax ne Mansa la Mansa réew mi de xaw na taal dund bi xaw na jafe am na loo xam ne war nañ suy jublu def li nga xam ne maam yi daan nañ ko def muy ay rey muy dugg si xam yi muy woo rab yi muy woo ñi nga xam ne ñooy tuur yi ñu woo ñi nga xam ne mun nañu may xéewal wàcc si réew mi ngir ñu am naataange Mansa ne leen waaw dégg naa leen loolu yëpp jublu nañ si ñu ngay def rek ànd ak yéen ñu def mais terewul jamono ji di gën a jafe ba benn bés mu am ñoo xam ne si dëkk ba doon jógee dem di nappi ñu demee si booru ndox mi bi ñu nappee ba pare yàlla xéwalee ñu am bëriwul woon jën yooyu daal ñu amoon ñu si sant nag ndaxte amoon na au moins ce jour là loo xam ne suñu demee mën nañ ko yóbbu si dëkk bi dund si wante xëy na sa seytaane mu ñëw bi ñu ñëwee ba gis jën yi nu mu tuutee xamatuñu naka nañuy def ko séddoo ko ñu commencé di jàppante seen biir dem ba buggu def loo xam ne sa xëy na deret mënoon na tuuru foofu la amee benn mbindeef boo xam ni dañu ko gis lu jóge si ndox mi di ñëw dugg si ñoom ñu ko gisee ñu xaw a jaaxle ndaxte mbindeef la boo xam ni kenn xamu ko woon kenn musu ko woon gis foofu kenn xamul fu mu jóge mbindeef yi ñëw ba si ñoom fekk leen fi ñu toog di jàppal mu teg loxo si ñoom wan leen xam naa ay rëdd yu demee noonu wax leen naka la ñuy def